parce que si lu ñuy fayoo noonu si lañ mën a taal réew. wallaahi waaw Bougar moom je pense pas que suba nit ñi ak ajuma noir. ajuma nekkoon ci waaw. ajuma nekkoon ci convoqué doy na waar alors doyen convocation Bougar ak texte bu mu def yow it lan mooy doon sa jàngat ci mbir moomu suba ñu ngi koy xaar ni fële ca cybercriminalité. bon texte bu mu def du ma si revenir parce que def na ko ba pare. wax na ko par contre li mu mujjee wax. dañ ko convoqué fële si criminalité commencé wax ay waxam foofu lay wax. parce que texte bi nga koy def tàgguloo kenn abusé wuloo kenn tu as pris tes responsabilités def sa texte bopp. wallaay dëgg la. siwal ko ñëpp dégg ko ñu wax ko. donc buñ la convoqué. dafa jarul ngay bindaat nit ñi di wax naan dañ ma convoqué. dinaa dem ak lii ma sàmba ak ma demba. on n'a pas besoin de ça xam nga benn affaire dafa am xam nga ñenn ñi dañuy yabaate. te yabaate mënut a weesu yow au moment bi nga xamante ni yow. yaa ngi def say mbir di def say déclaration di tuite. di wax loo nekk di ko tuite di ko sànni moment bi nga koy def tu ne consultes personne. tu n'as besoin de conseil de personne. tu le fais sciemment da nga koy def en toute tranquillité en toute responsabilité. nga def ko ba pare une fois ñu war la convoquer parce que convocation bi ñun kenn déggu ko le concerné en question moom la ñuy convoquer. convoqué wu ñu la yow convoqué wu ñu diw convoqué wu ñu ma sàmba. on a convoqué ki nga xamante ni moo def moo tuite. ña convoqué yëgaluñ ko ci mbedd mi comme cas bon diw il est convoqué wala dara. le concerné en question aura sa convocation. et même bañ nañ ko bu ñu lay convoqué on dit clairement que pour une affaire vous concernant. donc pourquoi retourner encore pour di xamal askan bi ne dañ maa convoqué wala def di kii loolu. soxlawuñu koy nga ñu koy jox. booy def say mbir doo yëgal kenn. kon bu ñu la convoqué ngir yàlla tranquillement demal nga répondre à cette convocation. si tu as des preuves apporte ça nga yóbbu ko foofu fi nga xam ne ñoom lañ ñu convoqué. buñ la y'aura des dina am audition. audition bi à l'issue audition bi nga wax fa li ngay wax. tes avocats tes conseils. dinañ la gunge mais jàppal ne sa conseil yooyu di la gunge. moment bi ñu lay interroger ñoom ils n'ont pas leur mot à dire duñ fa wax. ils sont là-bas rek en tant que say conseil assisté la. moment bi ñu war a wax war fa toog di défendre du moment boobu. xam nga gars yu bëri xamuñu loolu. gars yu bëri xamuñu ne moment bi nga xamante ni dañ la convoqué nga ñëw cybercriminalité wala fu ñu la convoqué soit DIC wala dara. on te dit que effectivement tu peux être assisté de ton conseil. mais une fois sa conseil ñëw le conseil du wax de. du wax de. yow la day toog assisté la de déglu yow la ñuy poser question yooyu yaay wax yooyu yaay tontu kii bu ñu paree ñoom bu ñu génnee dinañ wax ne kii kat soit bon lii lañ koy toppee lii ak lii ak lii. soit il est en position de garde à vue wala bu ñu ko laajee tontu na question yi wax na yëpp après génn na jox nañ ko rendez-vous beneen jour wala dara loolu mooy am. léegi nag bu fekkee dafa am procès moment boobu. soit ñu mettre ko sous mandat de dépôt ba teg ci ndoddam ne diw lii ak lii lañ ko def foofu nag lay avocats yi commencé wax. foofu la ñuy commencé ñoom seen li nga xamante ni moo tax ñu jug ba jour procès ba nu muy jeexee. waaw loolu eggaguñ fa yow askan bi ngay yëgal la askan bi soxlawul nga yëgal leen parce que askan bi moment bi ngay def say tuut yooyu. tàgguwuloo leen defuloo dara. tu as pris tes positions yi nga jël. yaa xam ndax c'est des positions courageuses. ou c'est des positions yoo xamante kii na léegi bul ñu informer sur quoi que ce soit demal s'il s'agit d'informer nga dem informer ñi nga xamante ni ñoom ñoo la convoqué. mais yenn yi man dama koy classer ci classement yabaate. comme da nga am say fit bay wax bay tudd Kandé le général Kandé mi nga xamante ni sax dañ ko affecté. li nga ci wax nga teg ko ci. c'est pour fragiliser kii armée xam nga yooyu c'est des choses yoo xam comme si yow li ngay wax da nga nekk au cœur li ngay wax xam nga ko li ngay wax dafa am fu fóor boo koy teg ba di ko wax boo amee sa courage bay wax loolu kay di ko wax consulter loo kenn daa mo demandé loo kenn ba def ko mais et le courage bu ñu la convoqué nga dem tranquillement te doyen xoolal lu mu wax noonu mun nañ ko toppee ñaari mbir yu garaaw. rawatina nag lu mu wax ci général Kandé parce que dossier boobu ba léegi kenn waxatu ci. mu ngi ci enquête. mu ciy wax. non loolu donc war ci wax gis nga loolu xoolal gis nga loolu du ma ci wax. loolu je laisse ça à l'appréciation
des magistrats yi nga xamante ni loolu moo tax ñu leen di fay. Ils sont là pour non seulement àtte mais dañ fay nekk aussi nit lépp lu jëm ci mbirum réew mii nga wax naka su dul noonu wala nga déraper wala nga def leneen awa di nga jotee di nga jànkoonteeg ñi nga xamante ni ñoo habilité pour def loolu. léegi nag ñooñu nga amal affaire amuloo ko affaire ñun. bu boobaa nag le moment venu nga wax. bu la neexee nag nga taxaw ay Ousmane Sonko ak ay kii ak yooyu man du ma si dugg si yooyu Ousmane Sonko ak yooyu du ma si dugg. parce que Ousmane Sonko a été très clair moom nee na benn du déglu sax du seetaan sax ay kii. moom xam nga ay débat yi. ay tontonteeg yooyu du ko def moom xam nga nekkul sax si registre boobu. ci li mu nekk mi ngi ci nit chacun est libre. nga attaquer premier ministre chacun est libre nga attaquer autorité bu la neex mais booy attaquer autorité bu la neex. jëlal say responsabilités ngal la jëlal say responsabilités. responsabilités yi ngay jël na nekk loo xamante ni da nga koy assumer du début jusqu'à la fin. man loolu laa xam si nit. mais taxaw bi benn moment nga bëgg a wax ay commencer bëgg a yëgal nit ñeeg wax di ko yooyu c'est peine perdue. va répondre. va répondre. il n'a qu'à aller répondre. une convocation daal dañ koy defee. doyen nee na ko va répondre. va répondre kay demal nga wuy ji mais du ñun nga koy xam nit bu ñu xamal dara bu ñu jéem a xamal dara. dina dem moom. bu ñu jéem a xamal dara parce que fii ñu nekk nii di commenter. ci lii ñuy def nii. une fois ñu déraper ci wax ci loo xam ne naka su dul noonu. on va aller répondre ah. c'est vrai. on va nous balancer des convocations et nous serons obligés d'y répondre. na gunge ko. oui taxaw nañ fii on a un de nos membres boo xamante ni xale la sax. di xale la fleur de l'âge. peut-être moom defoon na ne loolu du erreur. def na ko enfreindre la loi. xamal nañ ko ne ko li nga def da nga enfreindre la loi. li wërte wóor mooy loolu dootu ko defati expérience la ci moom. da koy dina fi jëlee te yàlla xam na ne ni mu ko yaakaare woon ba tax mu wax ko. yaakaaroon na ne loolu dara du ko ci fekk. mais le fait de ne pas commenter. tax na ñu woo ko ba xamal ko ne ko lii nga def da nga enfreindre la loi. il a accepté. teg nañ ko ci yoon dellu na ci yoon xam na ko. xam nga ku mel noonu suba buy waxati na xam. c'est pourquoi chaque fois ñuy demander quel que soit alpha. ak nit nu mu mënti doon. ak fu mu la mënti fekk foo mënti nekk que soit ça un journaliste que soit ça un employeur que soit ça un individu comme ça rek boo xam day liggéey def dafa war a doter wu d'un conseil. Malheureusement. les avocats te disent ça. dinañ soxla ngay am conseil dinañ soxla chaque fois bu dara xawee nga leen di consulter. danañ koy bëgg mais malheureusement bu dara xawee ba nit ki déraper def ay dérives du ñu bëgg taxaw ci plateau. wax ne diw réellement def na erreur wala def nii parce que loolu moo lañ fi nekkal. exactement def na erreur bi mu def waru koon def bon par conséquent maa ngi demander clémence wala nga xool beneen attitude booy jël. pour mën a génne sa client ci loolu mais non des fois am na ci des avocats yoo xamante ni. dañ lay enfoncer. duñ la kii et même d'autres organismes yoo xamante ni qui se dit droit de l'homme wala def dara. xam nga boobu ba léegi yaa ngi dégg ay dérives yi am nii. est-ce que dégg nga kenn ci ñoom ku jug taxaw àddu ci loolu. gisuloo ko lu dul Abdou Nguer jàpp nañ ko amuñu droit jàpp ko. Doudou Coulibaly jàpp nañ ko waruñu koon jàpp. yooyu ngay dégg ñu lay wax mais doo leen dégg jamais. ci li nga xamante ni mooy li ëpp solo ci réew. te ñoom ñu taxaw ci. tey Birahim Seck boobu nga doon dégg ci ay affaire Badara Gadiaga ak yenn ak da nga ko déggati. et pourtant waroon na àddu si yi nga xamante ni pratiquement temps yi moo am. mal gouvernance bi. ArcelorMittal yeneen ak yeneen dinañ ci dugg. yooyu yëpp dégguloo si ñu àddu ci. Birahim Seck lan la yor. Birahim Seck transparency. oui transparency la nekk. transparency kii boobu. si lan lay àddu si lan lay wax. ci bonne gouvernance si lay wax. am na yu bëri yu fi am yoo xamante ni ay kiire la ça entre dans le cadre de la bonne gouvernance mais déggoog si mu àddu si mais lu dul dem di àddu si ay yu ñàkk fayda moo tax gis nga ñii am na ñoo xamante ni moi je ne les prends pas comme des kii parce que finalement tu ne comprends plus ñii lan la ñuy def lan la est-ce que réellement ñii li soit bu fekkee robinet yi soit bu fekkee dafa amoon ay robinet yu ubbeeku ba robinet yooyu tëj nañ ko wax bu fekkee il se retrouve plus si li nga xamoon moom lañ doon def nañ ko wax man loolu xëy na peut-être mën naa si wax mais nag quant à taxaw
di défendre wala mu war jaral la sax nga génn taxaw dem ba foofu naan da ngay défendre nit koo xamante soit c'est un insulteur wala koo xamante ni dafa déraper wax ay dérive wax lu kenn xamul ba tax ñu interpeller ko nga ñëw nga naan la dañ ko war a bàyyeeg ay et puis li ma gën a metti ils ont tendance à utiliser ce mot là délit d'opinion ay délit kii il faut savoir il faut d'abord nga mën a xam lan mooy délit d'opinion balaa ngay mën a wax man yooyu dama koy bëgg mais jékki-jékki bugg a indi ay mots teg ko jéem a relal askan bi jéem a tuur lëndëm askan bi dugal leen ci ay yoo xamante ni suba non c'est grave c'est très grave malheureusement doo leen si dégg si lépp luy entre dans le cadre de la bonne gouvernance doo leen si dégg de. sanctions yi États-Unis teg. sanctions yi États-Unis teg doo ko si Mame Ndiaye Niang dégg gis guñu kenn ku ci. déggoo ko si kenn ku ci wax. doo ci dégg kenn ku ci wax. foo la doon xaaree itam ñëpp suñu si. doo ci dégg kenn ku ci wax. rawatina Aliou Tine. tey maa ngi seetaan benn émission. à la TFM. le matin. on a invité un expert. muy wax ci problème mu ArcelorMittal ci contrat bi nga xam moo ko lié woon ak Sénégal mais ce monsieur est venu apporter des précisions de taille wax ci lu am solo expliquer leen xam wax leen li tax Sénégal li tax nguur gu fi nekkoon bu njëkk ñu koy pointer du doigt sur le problème de ArcelorMittal ba wax ne dañu def njombe dañu def ay malversation mais ci biir question yi ñu ko posé. y a un vieux qui était là-bas. waxu ci de. lu dul essayer di ko jéem a laal bon est-ce que affaire bi est-ce que yaakaar nga ne affaire bi bon yaay vraiment pour ñoom. li ñu def tegu na ci yoon wala tegul ci yoon ba mu xamal ko lu bëri. dina der affaire ArcelorMittal nañ ci dugg. j'aurai l'occasion mën ci duggaat lu baax. mais bi mu paree ci loolu. dañ ne teg ñoom ñëpp dañ def profil bas. kenn commenté wu si wax mais bi problème mu Barthélémy Dias ñëwee ñu invité la dame conseillère municipale bi nga xamante de la ville de Dakar bi mu ñëwee ak ay façon article yooyu di wax yoo xamante ni tegu ko fenn. bi mu waxee lu ñu ci wax góor gi de dégg naa ko mu si wax. ku aaye war sa moomee ku aaye de war sa moomee di expliquer bëgg a tax xam nga y a des commentaires yoo xamante ni xam nga nit ñi boo defee ne nit ñi ils sont bêtes. wala boog li ngay def xamuñu ko finalement yow yaay mujj tuutil sa bopp. nit ñi duñu journaliste certes duñu ay kii mais dañoo am xam-xam di déglu. di xam soit mën a discerner mën a distinguer. nga wax sa wax ñaari parti wax nga mën ci ñaari parti li ñu wax nga mën ci génnee loo xamante ni nit mun na ko dégg. c'est loolu lañ soxla. c'est-à-dire dañuy faral di wax benn pàcc du lay. mais am nga droit déglu ñaari parti boo dégloo ñaari parti moo tax gis nga ces magistrats là yi ñuy décrier nii. am na ci ay magistrats wala des procureurs yoo xamante ni seen intégrité. toll na dimension boo xamante ni vraiment mun nga commenter wax lu la neex. mais toujours ci la ñuy teg doo ci am dara loo ci lam-lam. xam nga ne Aïssatou Diop Fall mii tey bi muy taxaw naan maa ngi. remercier le procureur de la République parce que position bu mu jël yóbbu ko instruction comme ni mu def kii mais daf ko yóbbu flagrant délit maa ngi koy remercier ci loolu parce que wax ba sonn pourtant ce même procureur bi ngeen doon décrier temps yële di ko wax ci moom di wax il est là à la merci des kii yooyu c'est ce même procureur qui a décerné ce mandat de dépôt ensuite yóbbu ko flagrant délit mu taxaw te bi mu koy def consulté wu la yow consulté wul ma dem ba consulté ma Samba. xoolul kenn li muy def liggéeyam la. en toute transparence en toute légalité. c'est normal. am nga droit commenter tey neex na la nga commenter ci loolu. suba di nga commenter autre. boo xamante ni du la neex parce que position boobu procureur bi di jël la. donc pour vous dire rek nit d'abord. avant tout bu fekkee parparloo moo la animé. doo mën a apprécier benn. mais doo mën a juger aussi. ça c'est vrai exactement alors Matar maa ngi koy junj léegi muy Mame Ndiaye Niang. nekk procureur fa li nga xam ne nag moo di ca CPI ginnaaw ba ko États-Unis tegee li nga xam ne nag moo di ay sanctions moom ak yeneen.